رمضان يا رمضان يا نفحة الرحمن رمضان يا رمضان شهر جود وغفران رمضان يا رمضان Sénégal iftar asalaamaaleykum niki ni ñu ko baaxoo ci weeru koor bi ñu ko door rek nëgët nii dugg ci biir koñ yi ngir xool ana koñ bu nekk noo toogee dugg ci biir gox yi xool ana gox bu ne noo toogee o imam ba fa nekk mu di jabootam mandargaale ko jigéen ñi leen di teewal ak ndaw ñi leen di teewal tey koñ bi ayee ci koñ yi wala gox bi ayee ci gox yi ndax ndëgg nag Mariste dëkk bu lëmm la mooy Mariste gi ngeen xam Mariste ak jooteem Mariste ak li fa nekk ci ay jéego yu jëm ca kanam Mariste ak fa mu jóge démb ak fi mu toll tey loolu la ñuy waxtaanee ak taxawaay bi nga xamante ne nii noonu la fa diine ja taxawee waaye it sol bu waxtaan wi ci biir bu ñu noppee ci Mariste daañu waxtaanee la nga xamante ni mu ngi aju ci finance islamique ak lépp lu jëm rek ci mbirum koppar ak dimbalee wala dimbalante rek te yàlla tax ñu war si dalal tey ni ngeen ko xamee imam bu Mariste di imam bi nga xamante ni moom mooy Moustapha Ngom moo fi teewal tey quartier boobule di Mariste wala gox boobule di Mariste al imam asalaamaaleykum wa rahmatullah. waaleykum salaam wa rahmatullah. Cheikh Al Khalifa ñoo ngi lay nuyu di la ziar. di nuyu imam Kanté di nuyu soxna suñu àndal madame Thioune. di nuyu Birahim di nuyu mboolem personnel wu télévision bi yëpp. commencé directeur général. ba ci ki gën a ndaw ñoo ngi nuyu ñëpp te ziar yi. jërëjëf alimam njaboot gi nga àndal kii teewal jigéen ñi di madame Thioune soxna Aïssatou Mbacké Ngom moom bàjjanu gox la bàjjanu gox nag bu ñu ko déggee xam nga ni la muy wundu daañu si dellusiwaat ndax pàttali gi moom daanaka du lu yàqu kon soxna Aïssatou Mbacké Ngom asalaamaaleykum ñu ngi lay dalal ak mbégte. waaleykum salaam Khalifa maa ngi leen di fay yéen ñëpp di leen ziar. di ziar imam ak sama doom ji ak yéen ñëpp yi ci plateau bi ñëpp maa ngi leen di ziar. doom ji Ibrahima Badji moo fi teewal waa Mariste ndaw ña Ibrahima asalaamaaleykum. waaleykum salaam maa ngi lay ziar bu baax di ziar sama papa yi ak sama yaay ji. di rafetlu bu baax invitation bi di leen jaajëfal daal. seen i fi boppaa ndax ITV seen i fi boppaa ci ki ma wéeru tey wéeru woon si moom démb tey jii di suñu émission. bi mujj ci ay bés bi mooy imam Ahmed Makhtar Kanté al imam salaamaaleykum imam point E chroniqueur i rajo. waaleykum salaam wa barakaatu. sëñ Khalifa maa ngi lay ziar. delloo bu baax. ñun ñëpp ñu wéeru ci yàlla. subhanahu wa taala may sawar loolu ci bokk ak yow plateau bi di nuyu imam Ngom. di nuyu soxna si bàjjenu gox bi di nuyu jeune bi représenté Mariste. jërëjëf kon nit ki nañu ko baaxoo dañuy dem dugg sa xolab koñ ba ci biir Mariste ngir nemmeeku leen ca nañu toogee laata ñuy sumb waxtaan wi ki ñu ko baaxoo di defal wala ñi ñu ko baaxoo di defal di soxna Soda Diakhoumpa ànd ci ak Souleymane Diallo ak Babacar Mboup. رمضان يا رمضان ay ndaw lañu jàmbaar loolu sawar atakku it ñu fekk leen ci juma ju mag ji nekkee ci biiraan Mariste ña ngay waajal ndogu li ku ci nekk nag ak wàll wa nga féetee li ni mel nag ndaw yooyee ne ay at a ngi nii ñu koy amal ci juma ju mag joojee di joxe ndog yi depuis 2012 nañ ko tàmbaloon ba léegi ñu ngi si 2019 boobu ba léegi daal ñu ngi ko ànd ak jeunes yi nekk si quartier bi ñoo xamante ni maanaam liggéeyal suñu borom moo leen tax a jóg yëngu si social moo taxoon tey boobu ba léegi nag ñu ànd ko waa communauté bi daal di joxe ndog yi pour waa gox bi nga xam ne dañuy ñëw di heure waxtu bi julli buy jege si dinañ ñëw mën a ndogu sensibiliser jeunes yi si seen njàng bi ak reboisement yooyu dinañ si yëngu bu baax ak côté am na volet boo xam ne côté sportif la pour tout temps yi yëngu si sport yi différentes activités yi comme football basket yooyu tamit dañ siy yëngu pour maanaam tàggat yaram yi dafa baax si déjà si dundu aadama gi mais dañ leen soññi bu baax a baax tamit ngir seen i jàng ndax ñooñ di ñëw di participer maanaam ñu mooy ñiy góorgóorlu seen wàllum njàng ba am ay bataaxal yu baax a baax ñoom ñooy bu sooba bis baax dañ leen jox ay diplôme ay raaye yoo xam ne mooy mandagal ñoom lañ doon yëngu ba mën a agsi tey si sport beeg volet yooyu daal environnemental sportif dañ si yëngu bu baax a baax. waaye ndaw ñi yemuñu ci lii képp am nañu yeneen activité yoo xamante ne ñu ngi ci yëngatu.
ñu ci bëri ci ñun ay relais communautaire lañ fii ci hôpital bi hôpital Maris bi ay relais communautaire lañ dañuy gérer distribution moustiquaire vaccin et cetera lu ci ëpp daal dañ ci yëngu ci set setal bi aussi mouvement sportif aussi am na ñoo xam dañ ci ñun bokk nañ ci équipe nawetaan bi ñenn ñi ñu ngi ci dirigeant yi et cetera lépp lu social daal ci wàllum Maris ñun ñu ngi ci taxaw bu baax a baax. Babacar Fall nag di ab notable bu nekk ci quartier bi mu taxaw ak imam ba ak ñeneen ñu dëkkee ca gox ba ñuy waxtaan waaye moom lu muy sàkku mooy ñu def ab comité de veille li ni mel nag ña mu koy dénk ñooy waa mairie ba ndax gis nañ ne seen quartier boobee li ñu duppee insécurité maanaam ñàkkum kaaraange dafa bëri waaye ña fa dëkkee it ku ci nekk dangaa toogee ci sa ruqu solidarité dafa doon lu jafe it ñu gis ko fa. 1998 le Maris sosu daal ñi fi jëkk dëkk 1998 lañ fi dëkk donc ba 2000 ba léegi ñu ngi ci 2019 donc quartier bi mu ngi grandir mu ngi grandir daal di màgg daal. quartier bi li nga wax solidarité daf fi des lu bare parce que su doon quartier yu mel ni Médina nga xam ne vraiment nit ñi dañu dëkk nekk ci mbedd mi wala ñu nekk yooyu mais fii ñëpp dañuy nekk seen biir kër yi ba nga xam ne su amee agression rek nit ñi dafa mel ni léegi dañuy toog di seetaan pour nettali te nettali amul benn njëriñ parce que nit ki su fekkee dañ koy agressé nga jéem ko jàppale pour ñu jàpp ki nga xam ne mooy def loolu te vraiment insécurité bi loolu moo ko gën a waral parce que Maris da doon quartier boo xam ne vraiment dafa li ñuy wax wéet parce que wéet bi nit ñi dañuy liggéey ñu si bari dañuy liggéey xëy dañ fi dëkk ni mu grandir am na ay appartement yu fi bari nañ fi mais nit ñu bari duñ fi yendu ngoon gi donc loolu moo tax xale yi taamu fii di ñëw di agressé suñ la rombee man je crois que état bi moo war a gën a dimbali nit ñi surtout la mairie ut ay former ay comité yoo xam dañuy former ay jeunes yaa ngi fi nekk liggéey ñu nañu former ay jeunes yoo xam dañuy nekk ci quartier bi di circuler wala yu mel noonu leur présence loolu dina am njëriñ pour nit ñi. li ni mel nag ndaw ñi di ko dëggal ñoom ñu ci ëpp ay relais communautaire lañu dañuy saafonteeg askan wi saa su ne loolee lañu fa nemmeeku. zone bu nekk ak réalité am fii réalité Maris mën nañ ne réalité bu particulière la parce que fii gars yi duggantewuñu comme yeneen koñ yi comme banlieue yi comme man fu ma jógee man ñaata laa jógee koñu gaynde maa ngi leen di nuyu de passage comme relation bu fa am duggante bi et tout ñëpp xamante yaakaar naa loolooy problème principal boo xamante ni waa nemmeeku nañ ko fii ndax jeunes yi bien vrai que ñu ngi dajee de temps en temps terrain et cetera ci lieu de kii de sport et cetera ñu ngi koy gérer mais affinité boobu bokk yu am ci banlieue bi moo fi xaw a raar tuuti nag. fii nag ci Maris beneen facette la ñu fi nemmeeku jigéen ñi ñoom li ñuy gën a yëngatu mooy ay tàggatu ay formation yoo xamante ne dafa jëm ci wàllu micro jardinage waaye it ñaw desul ginnaaw ñu bëri ci ñoom it bu ñu leen tàggatee ba pare daañu amit xëy. li ñuy def mooy en général outil ay formation pour les dames formation yoo xamante ne da leen permettre bu ñu ci paree war mën a am liggéey bu leen indil dara waaw pour le moment ci loolu la ñu nekk. parce que suñu doole bopp rek la ñu wéyee boobu ba léegi di cotiser 6 000 francs par année di ko denc ci compte 6 000 francs yooyu ci la ñuy defee suñu actions yi ñuy def yëpp et on fait des actions d'envergure. waaye jafe-jafe bu mag bi nga xamante ni moom la ñuy jënool mooy ñàkk financement. waaw ba ñu defee formation quand même tàmbali woon nañu liggéey parce que kay amoon nañu benn jardin bu mag fële ci Îlot Bay di ko cultiver ensemble avec nos sœurs des HLM Hann Maristes ñoo ko doon exploiter ndoo mais nag dafa dem def ba finalement affaire bi fa mujj fay. jafe-jafe bi ci gën a metti moo doon surtout un problème de moyens. ci noonu nag ña ngay sàkku ci ñi nga xamante ne ñooy kilifa yi ñu gestu leen ndax ñoom ñooñee soxla nañ ci financement yi ñuy jox soxna yi. dañuy ñaan rek autorités yi surtout ñu yore en charge financement des associations bu ñuy financer te rek ñu bañ ko jëmale ci politique ñu jëmale ko ci association yi nga xamante ne dañuy œuvrer rek vraiment pour le développement social parce que c'est important te je crois que développement social ak politique am na fu muy lënkaloo donc war nañu gëstu association yooyu nga xamante ne aussi ay bénévoles ñoo ko yore yoo xamante ne dara taxu leen a jóg lu dul defar vraiment seen gox.
quartier Mariste nag mën nañ ne yàgg na yàggul mi ngi dox ci diggante centre ville bu Dakar ak banlieue Dakar foofee nag askan wu bari ñoo fa dëkkee waaye nag Hann Mariste bokk ci commune bu Hann Bel-Air ni ñu ko xamee woon nag mooy industriel ndax ay usines yu bari ñoo fa nekk mu nekk zone économique bu am solo nekk ci capitale bu Dakar des koy gestu nag ngir gën koo suqali nem foofee am foofa dëkk jamono ji jafe na loolu ndax màggaayu quartier bile. رمضان يا رمضان Imam Ngom kon déglu nañu Imam Moustapha Ngom reportage bi nga xam ni defal nañ la ko ci sa gox ba. ana nan nga jàpp ne noonu lañ ko mën a méngaatle ak li fa xew tigi. ndax méngoo na li ñu wane. waaw alhamdulilah rabbil alamin li ñu wane léegi. moom moo fa nekk. Mariste yàlla dogal na ay nit ñu baax ñoo fa dëkk. jàkk yaa ngi fi jumaa jaa ngi fa. ñoo ngi dem ci jàkka ji di julli ji association yaa nga fa xale yi ak mag ñi mais duggante bi des na. donc ñoo ngi duggante nag waaye des na loolu nag li ñu wax léegi am na insécurité bi am na fa lool. ndax ñu fa dëkk sonn nañ lool agression bi bari na fa trop nag. waaye nag ay nit ñu baax ñoo fa nekk. ay nit ñoo xam ne daal bëgg nañu lu baax. donc wàllu dem léegi te beeg dikkalante beeg moom. jàkk yi ak jumaa yi ñoo ci gën a liggéey. donc avant jàkk yi di am boobu nit ñi duggante wuñu woon ndax fa la ma fekk. benn jàkk moo fa nekkoon mooy imam kan bi imam ratib maa ngi koy nuyu di ko ziar muy imam ratib góor gi alxaaji Moussa Kane muy imam ratibu Hann Mariste donc ñu dañoo topp ci moom di ko wuutu ci plateau bi ak mboolem imam ya fa nekk yépp waaye lii ñuy wax nii léegi ci reportage bi loolu mooy moom la Mariste dund. sanca bi nag moo yàggul. ndax sanca bi si ñaar fukki at lay toll. waaw donc xëy na si kanam tuuti diggante bi dina gën a mat. non am na fa sax commencé na fa sax am. waaye dafa des lool. waaw dafa des lool duggante baa ngi am mais nag xaw na des daal. très bien waaw xaw na des. très bien alors soxna Aïssatou Mbacké Ngom yaay bàjjenu gox ba ndax li ñu wane si Mariste méngoo nag na nga koy dundee. ndax am na lu ñu si mën a toftal wala lu ñu siy dindi. waaw liñ fi wane am na loo xam ne am na fa dëgg-dëgg mais ndax ñun jigéen ñi ñun moom dañoo takku ndax bi ñu ñëwee en 99 sunu benn mag Fat Bintou Ndiaye moo fa créé association bu ñuy wax AFSUM association bi mu koy créé dafa bëggoon ñu duggante ba nga xam ne. ku fi ñëw dëkk toxu bees moom ci boppam du xaar nga nuyoo si. moom mooy yëkkati tànkam ñëw fekk la fa nuyu la wax la li fi liñ fa def daal liñ fa tëral waaw su ko defee nga ñëw moom daal moo def noonu ba ñun jigéen ñi waar fa kàll duggante nañu. très bien ba mu jox ko ku ñuy wax soxna Aïcha Sarr madame Cissé. très bien waaw. baax na kon daañu ko gën a xóotal bu ñu gën a yaatal waxtaan wi Ibrahima Badji yaa teewal ndaw ñi noo ko jàngee yéen moom commencé ngeen xam ne xëy na bés bu ngeen màggee ba jaboot gi màgg duggante bi dana matale. waaw moo daanaka lu may toftal rek ci li samay waajur yi wax rek mooy maanaam ñu wax nañ lépp ndax cohésion bi nga xamante ni xaw naa des ba léegi ñun on va dire que ñun ñooy relais bi ñun ñoo jël flambeau bi te flambeau bi yaakaar naa tamit ñu ngi ciy def suñu kéem kàttan boo xoolee organisation bi depuis 2012 ba jusqu'à nos jours am na avancé ba léegi ñun daanaka nekkatuñu ci organisation bi suñuy rakkaat ñoo ci nekk. parce que ñu on a cédé le flambeau en 2015 suñu rakk yi nekk fii léegi suñu rakk yi nag ñoom ñooy jël flambeau boobu noonu jox ko seen rakk. tey boo ñu ñëwoon keroog ci reportage bi gis nañ ni xale yu gën a ndaw yi ñoo fa nekk c'est-à-dire suñu rakkaat parce que nous on est les initiateurs ñun. ci ndimbalu ñoom Badiane ak imam Ngom ñoom ñoo ñu ci jàppale ba ñun ñu xam tey li nga xamante ne mooy la cohésion dans une société. ñu xam tey naka la ñu war a dundalee naka la ñu war a jëflanteeg suñu morom que ça soit jullit na doon doomu aadama rek naka la ñu war a jëflanteeg moom. te je pense que l'aspect humain boobu noonu moo important te loolu ñu ngi koy béy saa su ne ba jéem a dindi image de. Mariste dafa wéet Mariste bopp sa bopp loolu la ñu bëgg a génnee. ci loolu te ñu ngi ciy béy suñu waar daal. jërëjëf alors alimam Ahmed Makhtar Kanté ginnaaw bi ñu seetaanee ba noppi nemmeeku bi ana loo ci commentaire d'abord. rafetlu déjà reportage bi niñ ko defee ak feeñal
la fa xew jox nit ñi kàddu parce que ñoom ñoo fay dund gis ne kon am na ay tolof-tolof comme ci gox bu nekk démb gis nga gox bi ñu waxtaanee am nañ ay tolof-tolof yoo xam ne bokkul ak yi loolu moo tax émission bi am solo parce que day permettre ñu gis diversité quartier ak li fay xew li ma gis daal mooy am na lu ma yéem ma dégg ko ci soxna si dégg ko ci imam ak jeune bi mooy ñoo bokk ni ñu melalee problème bi fa am mooy surtout gën a xamante gën a jàppante li ma ciy wax rek mooy ni ñoom imam lu ñu nekk tàmbali di ko def ñu continuer ko bu baax parce que bu ñu continuer xutba nit ñi continuer leen waar ci njëriñ bi am ci xamante ñemente xam nga pour nga xamante tam il faut que nit ñi ñemente ku nekk gis ne am na njëriñ ci nga jege sa morom ku nekk itam gis ne boo jegee sa morom doo ci loru waaw xam nga ñi nga xam ni bokkuñu dëkkandoo ñi jóge fii ñi jóge fii c'est normal que au départ ku nekk ne xaaral ma def ndànk mais nañ leen gën a wan ni jegante bi moo ëpp njëriñ ñàkk a jegante ndax képp ku tëju sa kër tam bañ a génn am na loo xam ne ñaan luñ ko kenn waaye bu la dalee ci sa kër ñi la gën a jege rek ñoo lay jàppale balaa nga naan sama papa sama yaay sama nangam dëkkandoo ko defee imaam yi ñu gën a fàttali loolu bon voisinage bi ak cohésion bi ni nga ko waxee yaakaar naa loolu li ci l'islam am ci lu muy jàngale bari na lool su ko defee association yi gën a développé rek nit ñi daal nañ sentir ne bu ñu bokkee see rek dañ fay jëlee njëriñ yu bëri et que suñu beroo da leen ni empêché ñu tirer ay avantages ci quartier bi. jërëjëf imam Kanté li ñu jukki alimam Ngom imam Moustapha Ngom li ñu jukki ci waxtaan wi bokk na ci rapport voisinage ak bon voisinage. lan lañ si mën a jàng ci diine loo xam ni xëy na waa Maristes yi nga xam ne ñoom ñëpp taal lañ seen tere tey ngir xool ni nga àndeex jaboot gi ngir ñu mën see jàng mën see gindeeku ci téere bi. waaw li alquran wax moom ci dëkkandoo bu rafet yàlla dogal na ma nga fay am ci Maristes ndax yàlla subhaanahu wa taala moo ni wa aati zil qurba xaq wal miskin wal jaari zil qurba muy sa dëkkaale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxaat ci xaddis ni man kaana yuminu billahi wal yawmil axir fala yuzi jaarahu sallallahu alayhi wa sallam nee na képp koo xamee ni gëm nga yàlla gëm nga àllaaxira bu lor sa dëkkandoo yàlla dogal na nag àq googu nag waa Maristes am na ñoo xamee ni ñoo ngi fay sàmm loolu seen kem kattan ndax dëkkin bi rafet na néew na sax ba nga naan sax kenn du fa lor kenn wala boog amagu fa beneen bi ci des it lu fa xew ci ku mu mën a xew la rek bu dee safaan la wala bànneex ñëpp danañu taxaw ànd ak yow bu dee sax yaram wu dis na sax ci ku fa dëkk sax nga gis jàkka ji ak jumaa ji yëpp danañu àndandoo dem seeti ko ñaanal ko kon foofu moom yàllaa ngi def sutura si wàllu dëkkandoo bi mi ngi rafet mi ki nekk julit ak ku nekkul julit nag yàlla def na sutura am na ñoo xamee ni ñoo nga fa bokkuñu sax si lislaam waaye dëkkin bu rafet la ñu dëkk ak ñoom jaxasoo nañoo ak ñoom duggante na ñoom rawatina jigéen ñi nag jigéen ñi moom ñoo gën a duggante ci Maristes góor ñaa ngay duggante ñoo ngay daje ñoo ngay waxtaan waaye nag jigéen ñi nag ñoo ba daanaka booy xool da nga naan ñoom ñoo liggéey boobu nag ndax ñoom ñoo gën a jaxasoo ñoo gën a duggante kon su ko defee loolu moom lislaam lim suux mooy dëkkin dafa war a rafet boo dëkkee ak sa dëkkandoo waroo ko lor boo dëkkee ak sa dëkkandoo bu fekkee ni am na lu xew ci moom ci bànneex nga dem bokk ak moom bu dee safaan la nga dem bokk ak moom yàllaa ngi def sutur loolu si di nuyu nag imam ratib alhaaji Moussa Kane moom lañ fi teewal di imam ratib an Maristes 1 ñu topp ci ginnaaw ak yeneen imam ya fa nekk yépp loolu daal lañu lay junjal ci lenn ci lislaam ni wax ci dëkkandoo bu rafet yàlla def na ko foofu très bien alimam Kanté lan lañ si mën a toftal waaw dara comme dañuy wax ci wolof lem boo ko doolee ci lem du tax mu gën a neex waaye dana gën a bari waaw day gën a bari waaw mais ni ma la xamee yow wax bu bari intéressé wu la tigi wax bu xóot bu am solo moo la intéressé mais kon loolu la rek bu ko defee dugalante bi dafa am solo lool ni ko imaam Ngom waxee li gën a néew lu jullit war a def ci dëkkandooram mooy ñàkkoo lor loolu mooy li gën a néew li baax nag mooy dugganteeg moom xamanteeg moom jàppalanteeg moom kon loolu c'est très important yéene ko li nga yéene sa bopp ci jàmm yéene njabootam li nga yéene sa njaboot boo gisee njabootam ci loo xam ne yéene woo ko sa njaboot nga sensibiliser ko mën naam sax du ko yëg tigi loo xam ne bu daloon sa njaboot du la neex nga moytu ko suuxat ci njabootu jàmbur wala soo gisee ma nga fay jëm nga jàppale ko dafa mel ni am na benn xissa bu xam ni
ñu ngi koy nettali sax ba si mbedd yi boo xam ne daf lay wane ne mbir mi gën na profond si yonent bi sallallahu alayhi wasallam ka daan tuur mbalit si këram ba mu xëyee gisul mu tuur daf ko nemmeeku ji. est-ce que waaw kay. waaw voilà xoolal loolu rek. donc waxuma la sax bañ koo lor waaye mu lor la sax nga fay ko lu baax. alquran wax na ko idfa billati hiya ahsan. tigi mu ne ki la def lu ñaawteef. yow na nga ko fay lu rafet. kon loolu yëpp la ñuy war a gën a suuxat ci dëkkandoor yi xoolal yonent bi sallallahu alayhi wasallam lim ciy jàngale. ak li ci alquran jàngale wa taawunu alal birri wa taqwa na ngeen jàppalante ngeen solidaire ci lu baax ci ragal yàlla ci yéenante jàmm yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ne man ma jàpp sama loxo. mbokk di dox ci ay soxlaam moo ma gënal ma toog ci jàkka ji di atikaaf. loolu yëpp day wane kon. doole bi nga xam ni solidarité ak jëflante am na ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ci beneen hadis qudsi ne yowmal qiyaama yàlla dina woo benn nit ne ko yow ñëwal mu ñëw mu ne ko mais yow feebar naa seet si woo ma yow rafle naa joxoo ma may yére ma sol mar naa joxoo ma naan xiif naa joxoo ma lekk kooku ne ko ah kayfa wa anta rabbal alamin mu ne ko yow mi yàlla mënoo rafle mënoo xiif mënoo mar mu ne ko xamoo woon diw ci sa quartier xiifoon na xamoon nga ko nga ne ah waaw loo ca def soo ko joxoon man nga jox tigi kon yàlla nekk na avocat ki nga xam ni waroon nga dimbalante ak moom balaa ngay dimbale kenn nag day fekk nga xam déjà situation nit ñi mais maa ngi ciy incité encore yenn saa yi dëkkandoor yi soo gisee ñuy jàpp seen bopp ragal lor te léeg-léeg nga gis quartier yoo xam ni dafay xëpp parce que xamante warta firi dañ kumpa tigi ak dugg kër nit heure bu la neex boo demee ki suratu nuur dafay organiser kër na nga xam heure yi ngay seeti nit ñi na nga xam boo fëggee buñ la wuyuwul nangam buñ la wuyoo tam buñ la ñoox tugg ci ay chambre na nga xaar ba ñu wax la toogal léeg-léeg tamit nit ñi bañ a sàmmonteeg yooyu dina tax ay nit tëju ñu naan dañoo tubaabeeg nangam te fekk ni yooyu la ñuy ragal kon tam ñu gën a sensibiliser nit ñi ci yooyu tamit balaa ñu see sorey soxna Aïssatou Mbacké Ngom jéego yi firndewu na imam feddali na ko waaye lan nga yaakaar ni xëy na moo ko sooxeel lan nga yaakaar ni xëy na tey bu ñu ko defee dana gën a yéwén dana gën a yaatu. waaw ñun moom jigéen ñi ñoom ñu ngi def sunu waar xëy na. lu ngeen nemmee ko ci gàllankoor ci waar woowu. xanaa bariwul de. bariwul déedéet dëgg-dëgg xëy na dafa bari ay locataires. xëy na locataires yi ñoom ñoo téye seen bopp. mais ñun ñi nga xam ne fa la ñu dëkk. ña fa sanc ñun ñoom ñu ngi jàppante. moo waral jàppoo Siggil Mariste. ñun jigéen ñi dëgg-dëgg jàppoo nañ ñu ngi demalante waaw kenn téyewul sa bopp. waaw kon locataires yi mooy ñi nga xamante ne xëy na aliment moom ñoo la ñu war a gën a sensibiliser. voilà locataires yi xam ni foo loué tamit fa nga dëkk. même bu dee kër ga du sa kër gi nga sancal sa bopp ci say moyen bopp fa nga yeewoo si alakuli xaal ci wàllu ndaw ñi. yéen a ngi daje football yéen a ngi daje di joxe ndogu ni ñu ko gisee ci sujet bi waaye lan mooy li nga xamante ni xëy na moom nga yaakaar ne buñ ko defee dina gën a ratax wala li nga yaakaar ne xëy na moo tax mbir mi taggatémbe jamono ji. bon li ma yaakaar ni ci loolu moo xaw a des ci liggéey bi parce que ñun damay jàpp ne rek ñun dañoo am chance ci benn côté ndax. lu tax ñu gën a duggante mooy école moo tax familiarisation bi am duggante bi am mais li nga xam ne moo ñu xaw a dese tuuti mooy le fait que tey ñu am yitte ci suñu moroom ñu am yitte te bañ a féewloo xam lan moo ñu yëkkati ci ku ne par exemple tey su ma jógee dem kër Seydina daa xam lan moo ma yëkkati kër Seydina bañ maa nemmeeku wala mu nemmeeku ma parce que boo xoolee ñun jeunes yi suñu benn problème la ñu am problème égo te yaakaar naa ne moom bon avec le temps dina dañ mais buñ koy teel a di fàgg rek. loolu dafa sax si doomu aadama de. waaw dina rek la waaye je pense que feebar moom ñëpp ak feebar. waaw daanaka moom ñu kon ñu bëriwuñu problème yooyu noonu au niveau des jeunes moom. parce que boo xoolee tey luñ jot a léegi rek ci suñuy rakkaat rek. tey wane na ni ñun problème yooyu noonu amuñu ko xëy na yenn problème yi nga xamante ne tey ñun ñoo koy jéem a sax def mooy comme lu imam Ngom wax sànq. que jigéen ñi soxna yi maanaam amuñu problème boobu waaye góor yàlla yi ñoo xaw a am problème boobu. ba ñun parfois ñu ngi ciy dox ay jéego. di jéem a organiser wu jéem a def am na benn kuréel bu ñuy waaj a sàcc sax. mi nga xamante day jëm ci. def de telle sorte que mag ñu góor ñi nga xam ne ñoo nekk ci koñ bi. di mën a daje saa su nekk soit mensuel
wala par semaine. di jéem a di def benn activité sportive par exemple benn randonnée pédestre. dem ñëw maanaam gën a xamalante daal gën a duggalante comme soxna yi parce que boo xoolee foofu ñoo ci gën a. li ëpp solo si waxtaan wi mooy globalement problème amul globalement tout se passe bien plus ou moins bien waaye bu ngeen seetloo saa bu ñu waxee benn rek ci li ñuy rafetlu dana am lu ñu si jukki ci waxtaan wi jukki na si ego yëg sa bopp ak rëy loolu lan lañ si mën a indi si yeddaange téere bi ngir xëy na ñu jëm koo far ca koñ ba. ak ñeneen ñëpp ñi ñuy déglu ci réew mi. waaw rëy moom baaxul yàlla daf ko tere. ndax moom rek ko yellool de. moom rek moo yellool rëy waaw ndax moom moo ni alkibriya u ridaa yi. tigi ñu ne rëy moom sama koddaay la. képp koo xamee ni yaa ngi koy xëccoog man nag da ngay génn sama suufas asamaan te wàcc sama suuf. ku wedd rek laa jël Firawna. jeex na ala kulli haal. rëy moom baaxul. ko woyof dafa bokk ci jukko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. donc nit dafa war a woyof da nga war jàpp sa bopp di doomu aadama nga. donc nit ki nga sa beneen moroom mi doomu aadama da nga koy jàpp ni kooku doomu aadama la comme yow. donc la war sa digganteeg moom ci cër bi nga ko war jox. da nga koy yëkkati nga jox bu dee mag la bu dee xale. jàppal nit ki daal doomu aadama rek am na loo ko war a teral ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam mun royee ci moom rek danañu dëkkin bu rafet dëkkin bu neex te koo gis di nga ko teral ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo sutoon ñëpp gënoon ñëpp manoon ñëpp waaye wàccee boppam ba ku ñëw mu jëflanteeg moom ku mu dajal si yoon wàcce woon na boppam ba daan na sax war mbaam moom bi sallallahu alayhi wasallam daan na sax war mbaam am na sax ku benn bis Anas ibn Malik wala kenn ci saxaaba bi am koy tukki am fu muy dem yonent bi di dox mu ne ko kaay ma jox la mbaam bi nga war mu ne yonent bi ne ko maa ngi yow ñoo koy bokk togg ñu bokk mu yéeg ak moom ci mbaam mi ñu dem nga gis ni kon woyof dafa baax maanaam rëy moom bokkul ci jukkay jullit rëy moom baaxul waaw innamal yàlla nag dafa ne innamal mu'minuuna ixwatun fa aslihu bayna axawaykum jullit ñëpp ay mbokk lañu kon war nañu rafetal seenu mbokkin ak seen nekkin Alimam Kanté loo ñu siy jàngal ci yaatal waaw lu am solo la boo xoolee sax dafa am xaddis boo xam ni dafa bokk ci xaddis yi ma gën a yéem ci wàllu relation yooyu entre nit ak nit foo xam ni yonent bi dafa di wax dara alayhi salaatu wasalaam nga koy xaar ci affaire u jaamu yàlla mu waxee ko feneen bu mu ne al muslimu xam nga bu waxee loolu yonent bi mel na kuy bëgg a définir jullit yaa ngi xaar muy kuy julli kuy aj màkka mu ne déedéet al muslimu man salima al muslimuna min lisaanihi wa yadihi mu ne jullit dëgg mooy ko xam ni mbokk jullitam mucc nañ ci làmminam ak loxoom du agressé kenn du tooñ kenn du jël alalu kenn waaye itam làmminam lu rafet la ciy wax ci ñoom xoolal ni mu ko définir xam nga foofu culte amu fa xam foofu newul ku bëri sujjóot ku bëri umra et cetera léegi nag léeg-léeg ci réew mi nga gis koo xam ni foo toog yaa ngi koy dégg mu naan non dem naa umra 7 fois dem naa nangam mais boo xoolee digganteem ak nit ñi des na kon xëy na dafa fàtte côté définition boobu noonu su ko defee woyof boobu am na solo yenn solo mooy suñu misaal boo amoon ku saña rëy lu ci nit ñi yoon sasam lay doon ndax maqaama bi ko yàlla jox mais toujours li mu doon def mooy wane ni ku woyof la da nga ko doon fekk ci mbooloo am na koo xam ne taxaw na ci wetam ni di ko laajte ñu ne ko moo nekk ni sa wet mu commencé lox yeneen bi téye loxo bi ne ko loogi lox mu ne ko sa maqaama ak yooyu ndeke yaa ngi sama wet toog yeneen bi téye loxo ba mu yàgg ne ko déglul ma wax la mu ne ko xam nga man maay kan maay doomu jigéen boobu nga xam ne da doon jël yàpp seel ko def ci xorom weer ko ba mu wow ma lekk ci jigéen boobu moo mujj waa ji mujj toog kon bu ñëpp doon jaayante woyof te bañ a jaayante ngandulu kon yëf yi demee neneen mais comme ñun ngandulu lañ jaayante da ngay dégg waa ji dafa gis sa bopp te gis nga ñetti bàkkaar yi nga xam ni daanaka mooy ndeyu ulamaaw tarbiya ñi yar nit ñi ci lislaam dañu ne ñetti bàkkaar yi mooy ndeyu bàkkaar yi yeneen bàkkaar yëpp ay branche la ci loolu rëy benn bi kibr benn bi xasad kañaan beneen bi xirs ñàkk doylu loo gis bëgg ko loo am xeeb ko loo amul ngay bëgg te ñett yëpp dafay sonal doomu aadama diisal ñett yëpp bi ci gën a doy waar nag mooy rëy te nag moo daaneel iblis rëy moo daaneel iblis parce que ku yàlla ne defal au lieu que mu seet na yàlla santaane muy seet ki yàlla wax mu naan kii man nii nga ma bindee moom nii nga ko bindee bàkkaar boobu ñu def ci asamaan moo gën a indi li toroxal iblis kon daal na ku nekk woyof toll boo woyofee toll rek da ngay neex a jege
mais boo diisee kenn du la mën a jege. nee na bi seen Aliou xareeg waa ji ba tëral ko. waaw ba yëkkati jaasi ji ba nar kaa rindi waa ji ne ko xaax tuf si kanam. mu jóg loolu tax rayu la ma. déedéet su ma la rayoon tey. mer gu ma mer ndax li nga ma tuflee tax ma rey la. boo ma gis sama bopp te jihaad ma yëkki. kon du ma la rey. waa ji ne ashhadu an laa ilaaha illallah wa ashhadu muhammadan rasulullah. loolu njàngale mu rëy la. bu rëy njàngale bu rëy la. maanaam kooku léegi si daal yéeg ni mooy. doomu aadama saa yoo xamee ni mer na rek dafa war nekk nit ku dal. maanaam boo gisee yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne nit bu meree bul waxati. maanaam boo meree rek bul wax noppil parce que boo meree. di nga wax lu ëpp. di nga def lu ëpp. yonent bi nag boo demee ba mer demal nga jàpp ba sell nga julli ñaari rakk ànd ak dal. ndax nit bu di fekk dalul rek du mën def lu baax du mën wax lu baax. donc kooku dafa yëg ni moom Seydina Alioune gis nga foofu daal day yëg ni moom mer na lool waaye ànd na ak sagoom. ànd na ak sagoom ba loolu mu ànd ak sagoom ak nangu googu mu nangu ni mer gi mu nangu delloo ko lépp si boppam. si la waa ji gis ni kii kat. jëmam yëkkiwu ko. jëmam yëkkatiwu ko. leneen la ko yëkkati. mu ànd ak moom ci la ko yëkkati. tigi mu dugg si lislaam. tigi Alimaam bu demul loo ci yokk ñu avancé ci beneen aspect ci biir Mariste. waaw xanaa dolli ci rek aspect yu mel noonu. maanaam pour man. ku nekk na liggéey ci boppam rek. maanaam gis nga kële moo ma def lii kële moo wax lii kële moo nangam. mooy indi problème yu bëri mais ku nekk soo ne xëy na may problème bi. lu bëri dina defaru. soo ne noo xëy na man maa sévère. xëy na maa dul jëllale. xëy na maa dul jéggale. xëy na man maa woyoful. kon problème yu bëri dina réglé. mais le fait que nga ne noo kële mooy kan man su fekkee ne fi am lu may jaay man fii la may fekk et cetera. mooy indi loolu na ku nekk jàppee sa premier ennemi sa bànneexu bakkan. di liggéey ci sa bànneexu bakkan di liggéey ci bànneexu ba woyof toll rek su ko defee nit ñi dañ lay bëgg te duñ ko tey. tigi alors soxna Aïssatou Mbacké Ngom nday nga bàjjenu gox bokk na ci li nga xamante ni moo gën a fitnaal tey ñu yeewoo ca Mariste moo xam locataires yaa ñi fa sanca mooy ñi ñuy owee agresseurs yi ñi nga xamante ne nii fuqati alali jàmbur moo leen yëkkati te fuqati googu ñu kaa fuqati ñaaree dafay jur aw lor te loolu lañ ciy gën a ragal di ko si gën a ñaawlu bu ñu lay agressé ak ngànnaay lor la situation agression yi foofu noonu ban tolluwaay lañ ko mën a natte ndax jéggi na ni ñu koy xalaate wala ni ñu koy déggee wala beneenub dayoo la amee. jéggi na lool. jéggi na lool foo ko natt rek wees na ko. ndax sonn nañ torop ñemeetuñu génn portable sax suñ koy yore dañuy tiit. ñemeetuñu def dara ndax agression yi guddi duñu nelaw ñu ngi ñuy xaw a rey bu sa doom génnee sa xel du dal yow soo génnee sa xel du dal Mariste daal fi ñu toll nii métti na torop agression yi kenn xamul nag fu ñuy jóge sonn nañu torop barki démb rek suñu ilo gardien ba ay agresseur ñoo doon xeex ak ñoom. dafa yuuxu bay bëgg a dee kenn génnul. moom mu ngay yuuxu kenn génnul wala yuuxu kenn génnul. kii ba monsieur Sow barki démb dañ koo topp bu buntu këram dagg loxo ba. allahu akbar. nangu li mu yore woon te bëccëg bu nar a kàmm 11h. tuuti ñu tegaat ci beneen xale bu jigéen ñu ngi bëgg a dee sonn nañu te gendarmerie bu yàggul la fa ubbi ñun daal nelawatuñu xamatuñ ci lu ñu nekk kenn ku ci nekk daal sa xel daal dalu. te ci ràññatle bi dañ fay wàlli yaan dëkkuñu fa. dañ fa wàlli kenn xamul. man daal mënuma laa wax sax lool parce que xaw ma. xam naa ne daal toll na foo xam ne daal jéggi na dayoo daal. kenn xamul fu mu toll. ci Ndar Kam moom doy na waar. bëccëg guddi yëpp a yem. ñun daal nelawatuñu. sonn nañ torop sonn nañ. ku ñu mën a dimbale nag nga ñëw dimbale ndax ñu yuuxu wol. sonn nañu torop. très bien nañ ñu dimbale. alors Ibrahima. waaw comme lu sama yaay wax rek daanaka moom waaw fu mu toll nii moom lu ñu mësta gis la ñuy gis jamono ji maanaam recrudescence su agression yi nga xamante ni tey ci benn semaine rek déjà am nañ fi 3 cas ci benn semaine te lu gën a marqué sax mooy duñ ko defati guddi mais bëccëg lañ la koy def. nëbbatuñu tey ce qui veut dire que tey y a quelque chose qui cloche mooy tey naka la ñu mën a amee. benn service de sécurité bu nga xam ne tout près la même pas 100 mètres
agression yi di am côté yooyu noonu te kenn du ci yëngu. fan la gën a fëse ci côté école japonaise bi moom la gën a fëse foofu la ñuy gën a kiyee ndax ñetti cas yëpp presque côté yooyu la am. boo jëlee école japonaise bi di rallonger di jëm ci wetu résidence Zeyna côté yooyu lay amee. doom ay làqukaay wala. bon amul laaxukaay parce que Passaw fu ñu ko agressé buntu këram lañ ko agressé ba muy dem trajet bu parce que kooku da koo topp ba mu jógee këram dem banque ba retiré banque ba ñëw di bay waaj a dugg këram ci lañ ko agressé. moo fekk mi ngi ànd ak doomam ba muy jël otoom di dàq ji scooter yi nga xam ne ñoo ko agressé ñu fa nekkoon yëpp ils étaient restés statiques kenn yënguwul kenn deful dara ce qui veut dire que y a un problème bi ñuy wax tamit ci wàllu ndimbalante bi. cohésion boobu tamit loolu tamit dafay feeñ daal. gars yi dañu yoroon ay ngànnaay. waaw dañoo yor ay ngànnaay. ay jaas yi lañ yoroon. waaye ab sàcc lu mu gànnaayu boo nee wuub mu daw. waaw loolu moo ñu si gën a jaaxal daal te tamit dañuy lancer un appel rek. aux autorités yi nga xamante ñoo fa nekk en particulier monsieur Babacar Mbengue mi nga xamante mooy maire Hann Bel-Air ak yeneen autorités fa dëkk comme le ministre Dame Diop ak monsieur le ministre de l'intérieur monsieur Aly Ngouille Ndiaye nga xam ne suñu dëkkandoo la moom waaw di leen ñaax daal di leen lancer un appel fort ci ñu ñëw jàppale ñu daal ci parce que mu ñuy commencé sonal te mën na jéggi dayo daal. très bien jërëjëf Imam Moustapha Ngom kon situation bi jéggi na dayoo agression bëccëg ndar kam sécurité dafa baax ci doomu nit fu mu dëkk dafa war am sécurité. donc léegi nag te it nit ñi da nga fay def ñoo ngi dem si jàkk ji ñoo ngi dem si marché yi ñoo ngi dem ci boutique yi te loolu mënul ñàkk. ndax ay aajo la yoo xam ne fokk nit ki def ko. xam nga li si doy waar mooy li madame Thioune wax bu doon par exemple dañu naan éclairage public dafa manqué. waaw wala 3 heures du matin. mais 11h. 11h la moom fin de matinée. waaw kii ñu wax ni dem naa ba seeti ko. bi mu ko bokk loolu dalee seeti naa ko waaye metti na. ndax mag la macha allah kilifa la te it loolu bari na ñu muy dal ci cité bi. léeg-léeg ñu daj fa bitig am na jamono sax koo xam ni këram lañ ko fekk moom tiimale ko ak pusale. Allah mu yoroon demoon banque am xaalis bu mu yore noonu lañ ko nangoo yóbbu. li tax ñun ñemeñ leen xëy na. li ñu wax comme li ku nekk jàpp boppam rawatina locataires yi xëy na moo tax ñu ñemeñ leen. waaw loolu yokk na ko. maanaam duggante bi des na. bi si des it mooy xam na nga da nga naan ban réew la ñu nekk léegi. parce que Sénégal liñ si xamoon mooy dimbalante jàppalante. ak Sénégal daan na fekk ku ñuy néewal doole ñu sotle ko jàppale ko. mais léegi nag da ngay gis bëccëg lu barka démbali di am koo xamee ni mag la am ñoo xam ña ko waroon ñepp man nga ni mat na leen waajur. ana ñoom tey kan moo si mënoon seetaan sa waajur ñu koy def loolu nga toog di ko xool. kenn si ñoom du ko def. donte fital la kon da nga naan respect bi waroon am ak kerse gi ak ndimbalante bi daf fi ñàkk. parce que kooku ñu agressé woon kilifa la ña fa nekkoon ñoom ñëpp mënta leen waajur. te nag loolu bu daloon seen waajur ñoom ñu ko waroon kenn du seetaan sa waajur ñu koy def noonu. yow dem nga ba nemmeeku ci kër. mais dem naa ba seeti ko. dem naa ba seeti te ndeysaan mi ngi nekkoon ci yoonu yàlla la nekkoon maanaam loolu ñu jël yóbbu azaka la. lu mu génn woon doon ko joxe ci seen i borom fi yàlla ñoo ñu ñëw dogale ko ba gaañ ko moom doomam bi yàlla dogal na kenn gaañu ko waaye moom gaañ nañ ko donc loolu nag lu jar a seetaat la ndax bëccëg boo xamee ni ñëpp ngi toog di xoole ñuy agressé nit ab sénégalais sa moroom wala doomu aadama sax loolu kenn mësu ko xam ci Sénégal. loolu délit la. délit bu rëy assistance à personne en danger dafay mel na sax yow da nga ànd ci jëf ji. da nga naan kon dafay mel na yow mi xool ñuy néewal doole kii. te ci lu dul loo xam ne dana jaaduwul tegul ci yoon di jël alalam di yóbbu dafa mel na da nga ànd ak moom ca la muy def. donc waroon nañu def ay réaction yoo xam ne ni doon nañu jéem pour défendre góor gi wala fexe ba jàpp agresseur bi. waaye bon c'est vrai que jaasi yi gars yi jaasi yi du ñeme jaasi yeeg ngànnaay yi waaye wuub daax na sàcc dañuy wax xam nga kenn ñoom ñaar lañu. waaye foofu nag mbooloo nga fa. bu ñëpp génnoon rek. walaay danañ leen jàpp. Alimam choqué. waaw choqué kay. daf may fàttali affaire jàppalante boobu am na ci solo lool. te loo ci def loo ci gaañu même buñ la ci faatee sax shahid ngay doon. d'accord xam naa bu émission bi pare di nga ni imam li mu wax yomb naa wax ci plateau. d'accord naa aussi mais yaakaar naa buñ dul wax tam duñ jëf. te am na ñoo xam ne tamit mën nañ maa ëpp fit man ma wax ko ñoom ñu def ko te man sax mekk muqat la te fu ma ko. mais gis nga point E fii nii. am nañ fi cas boo xam ne man participé naa ci personnellement.
benn ñaari scooter ñu koj benn chinois buy ñëw di footing ci piscine bi dafay yore benn portable bu rafet na comme ñoom dañuy defar yooyu. da koy yore di def ay footing xam naa ñu dem ba ciblé ko indi seen scooter man tam dama fa doon footing yenn saa yi waa ji génn rek ñaari scooter ñëw rek dal ci kawam xëcc ko rek mu yuuxu noonu mais man bu ma gisee gars yi rek dama yuuxu ñu daw ak seen scooter rek ma yuuxu ñu nekk ci kanam man leen ñii ay sàcc lañ ñoo leen koj. bëmax leen ñu daanu ñu jàpp leen yóbbu leen police. kon baax na ñuy yuuxu. di alerter ñëpp. beneen bi tamit mooy comme yaa ngi wax ci l'islam. souvent yenn saa yi l'islam day wax ay peines yu metti ñu naan waaw ana yërmande bi mais xoolal lu mel ni jël mag toroxal ko. dóor ko jaasi. rey ko gaañ ko yóbbu fitam même buñ ko fajee sax dina des ci xolam. benn tiit ak benn naqar ak benn toroxal. boo xam ne boo ko defee ñal guni gi. loolu moo tax l'islam am yenn saa ay daan yu metti wax ne ku sàcc def nangam ñu dagg sa loxo wala ñu naan charia dafa metti fekk charia dafa bëgg préserver nit. charia bëggul kuy toroxal nit. loolu moo tax façon nit yooyu gis nga bu ñu commencé ñeme trop ba mu wóor leen lu leen neex def te bu ñu leen jàppee itam souvent une semaine la ñuy def police. ñu indi leen añ reer yóbbu leen un mois ñu bàyyi leen ñu dem seen yoon. day xaw a doy waar. te nag lu nekk si jàmm la xaj. parce que li ngeen di def ci koñ ba yëpp pour mu mën a sotti day fekk nit ñi ñeme dem di dox ay soxla. di dem ci yenn rencontres yi mais bu la wóoree ni léegi boo génnee n'importe quelle heure day tax relation boobu dootul am. jàpp sa bopp bi ñuy joytu sax dana gën a metti te islam dafa jox sécurité tellement importance. allazi at'amahum min ju' wa amanahum min xawf bi nga xam ne yàlla mi ngi wax waa Quraysh ne leen na ngeen ma sant daf leen wan ne ci diggu désert ngeen nekk su dul woon man chaque jour mu am ñu jóge fenn ñëw dal seen ko xam nga désert amul protection te yéen li ngeen di wër kaaba gi di ko toppatoo moo tax ma leen ni toppatoo du ngeen am famine du ngeen am insécurité alquran waxaat tamit ne képp koo xam ne yaa ngi dal ci kaw nit dafa def crime nga def contre nit ñëpp maanaam boo faatee benn bakkan dafa mel ne baat yëpp nga bakkan yëpp nga faat kon war nañu gën a góorgóorlu yenn saa bu mu ñëwee Médine bokk na ci li mu fa def mooy di circuler loo ay patrouille yoo xam ne amoon na ay yahud ak ay jullit à partir de takkusaan ñu circuler avant yonent bi di ñëw Médine jigéen bu génn takkusaan ñu dal sa kaw mais bi islam ñëwee ay patrouille di circuler jigéen ñi ñoom suñu yaay Aïcha di wax ne ñuy julli ji fajar ñun jigéen ñu commencé julli ji fajar jàkka ja kon ñu lislaam jox na ko yitte kon nag li ma jaaxal nag mooy gendarmerie bi ngeen wax wax dëgg yàlla nag xaw na doy waar parce que nag xëy na ñu ngi patrouille guddi waaye comme ñoom bëccëg la ñoo kii la ñoo agressé dañ war a adapté nañ ko xam waaw kay nañ ko xam nañ ko wax télé bi ñu xam ka bu ko defee bu ëllëgee ñu jóg oui parce que li am solo mooy terrain bi lu mu joxe Khalifa terrain bi li mu joxe moo am solo c'est-à-dire da ngay def sécurité mais terrain bi li mu joxe mooy que ni à n'importe quelle heure bëccëg sax même ñoom sax léegi xam nañ ne xëy na guddi gi la leen nit ñi di gën a sóoraale ñu ne kon nañ koy def ci bëccëg bi ak tamit am na lu ngeen wax lu am solo mooy nit ki dañ ko topp depuis banque attention Khalifa nañ bàyyi xel loolu yëpp processus la kooku nag gendarmerie nañ ci bàyyi xel nit ñi tam gën a fagaru boo demee banque tam nga xam ni ngay génnee boo gisee lu dalul sa xel jar na sax nga toogaat ci banque bi tuuti ba mu yàgg nga doog a génn wala yu mel noonu kon yooyu tamit mais daal gendarmerie nañ leen gën a sensibiliser ci loolu. très bien beneen aspect bu ñu war a waxtaanee balaa ñuy dugg si ñaareelu thème bi nga xamante ni moom mooy solo waxtaan bi mooy lu jëm ci aspect environnemental bi nga xam ni moom bàjjenu gox bi dina si gën a mën a wax mariste bu ñu nee mariste rek dañ naan ak a bëri yooyaa ngi wàññeeku. tey la wàllu gën a aay. tey la wàllu gën a aay. waaw. waaw loolu lu ko waral. ñun de dañu foog ne xëy na ndox mi la. lag bi foofu daal lañ ñu war a dimbale jéem koo aménager ba xam. ndax foofu daal sonal nañu lag bi doon sonal nañu lool ñun daal foofu lañ foog ne. moo fa nekk. très bien ndax bu ñu pompé du yàgg tuuti mu ñëwaat. kon nag lag boobu war nañu ci jàppale bu baax a baax taxawal ñu ci. yow en tant que bàjjenu gox yéen a ngi gis dégâts yi muy def ci wér-gu-yaram doomu aadama yi. bu baax kay sibbiru yi dafa bari lool ñu bari dañuy sibbiru ndax màtt yoo xam nga yow moom fu mu laal nga màtt ak beneen yoo bi nga xam ne kii la tudd ni ñu koy waxee ti mooy yoo bi nga xam ne daf lay tax nga mel ni ko dof. boobu itam mu ngi ci. mooy deng bi. waaw deng bi. boobu itam mu ngi ci. te ndox mi moo ko jur. ndax moom ci ndox bu set lay dund. bee ci ndox bu tilim lay dund. kon nag ñaari buñ dajee ci doomu aadama fu ñu koy waxee ji. kon nañ ñu jàppale ci sunu lag bi. très bien ñu ne foog nawet bi la rek waaye. déedéet du nawet bi. Ibrahima.
waaw yéen a ngi yëngu ci ay moustiquaires yu demee noonu. waaw wax nañ waaw waa relais communautaire yi comme ñoom Alioune Fall. ñoom Ibrahima Vince ñi nga xamante ne la plupart du temps ak ñoom Thierno Ya ñoom ñoo nekk relais communautaire yi nga xamante ne tey campagne de sensibilisation pour ci wàllu paludisme ak ci wàllu cet. de manière générale ñoom ñoo koy faral di def. waaye la racine du mal est encore là. oui tout à fait mais lu ñu mën a wax tamit ci wàllu lac bi lu tax sax yooyu di gën a bëri léegi dañ koy jëm di ko transformer en dépotoir d'ordure. tey bu oto mbalit ñëwulee fa la ñuy trouver comme endroit pour di ko fa teg. du coup am na ñi nga xamante tey ñu on n'est pas nañ ma baal ci kàddu bi on n'est pas bien éduqué quant au tri. le système de tri. les voilà xamuñu tri tey du coup dañuy ñëw tey mun nañ jël sax benn ginaar bu nëb ñu sànni ko ñëwaale sànniwaale ko moo nga xam dafay am yenn yi nga xam day am ndox yi nga xamante ne tey mun na walangaan ba dugg ci lac bi. ak yeneen kër yi nga xamante ne tey manque d'assainissement mooy tax ba tey seen fosse bu feesee te ñu jegee lac bi day walangaan ba dugg ci lac bi. loolu yëpp nag bu dajee tamit je pense que tamit moo tax mooy waral tey bu ñu pompé même pas 3 mois après mais ay semaines nga ciy teg. affaire yi di ñëwaat mais di woowaat tamit autorité yi tamit di ñu gën a saytuwaat di gën a def ay enquêtes par rapport à l'environnement parce que foofu noonu tey je pense que lac yu nekk au niveau de Maristes ba jëm Technopole c'est un des poumons de Dakar. tey mooy waral tey lu ñu mën a am ci wàllu pureté d'air. foofu lañ ko war a mën a amee. kon gars yi dañu ci war a dimbali te ñun tamit di jaajëfal tamit relais communautaire yi nga xam ne tamit ñu ngi ci béy seen waar bu baax a baax. alors Alimam lu ñu fi jukki rek loxob doomu aadama mu ngi ci. moo xam sax loo xam ne dafa dellusiwaat si ginnaawam ngir di ko lor. li ñu wax léegi nii li koy gën a suuxat mooy doomu aadama yi fay tur mbali tax yu ni demee la mooy rapport doomu aadama digganteem ak environnement bi nga xamante ni fa la dëkk immédiat. waaw doomu aadama day rapport am digganteem ak environnement ba mu dëkk day mooy fexe ba mu nekk bërëb bu set ndax am na oto yu fay ñëw di jël mbalit yi kon yow mi fa dëkk boo dajalee mbalit sa kër ba noppi soo ko tegee ba oto bi jëwee nga dem tuuri ko waaye léeg-léeg nga dem taw li mu wax am na mooy dem léeg-léeg surtout booy teel a jóg di dem jàkka ja da ngay dox moom yàgg ci tëri bi nga fekk fi ñu sànni fa benn mbuus moo xamee ni la cay nekk kenn du xam lu mu doon nga xam ni kii nit nag moo ko fi def xëy na ki ka fa def sax mën na bañ dëkk cax ci gox boobu day dox ba egg si foofu rek sànni ko fa moom yoonam loolu nag bokkul ci lu baax bokkul nag ci jukkay lislaam ndax lislaam moom li ñu digal mooy set maanaam fi nga dëkk dafa war a set am na nag commission boo xamee ni ñoo fi yor wàllu environnement bi ñoom ñoo ngi cee liggéey nag lu ñu mën waaye li ko Ibrahima wax rek monsieur le maire war nañu leen si jàppale ci ak soxna si li mu ko waxee ci lac bi ñu gën di ko aménager bu baax a baax di pomper yooyu nag ndax yooyu metti na trop nag waaw metti na lool. très bien Alimam Kanté yàlla si alxuraan am na fu mu tëkkoo doomu aadama ci yàq bu muy yàq li ko wër ci kaw suuf waaw ci yu bëree bëri sax zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas ak yeneen nga xam ni alquran mi ngi wane li nga wax sànq ne nit ci boppam mooy posone jaww ji jéeri ji dex yeeg yëpp loolu nag am lu mu ko jural bu ko defee environnement ak cadre de vie l'islam da koy toppatoo bu baax a baax démb rek foog naa maa ngi la doon wax nii yéen bi sallallahu alayhi wasallam bu mu ñëwee Médine moo fa assainir Médine dafa bëri woon ay taataawu ndox ak ay yoo boo demee ci téere yi sax dañ lay wax saxaaba yi njëkk a faatu ndax paludisme ak yooyu kon te miinuñu loolu Màkka parce que Màkka moo gënoon wow dina nekk désert kon yenn sasaan bu mu ñëwee moo fa gaslu ay teen ñu am eau potable parce que ndox bu tilim bi moo doon indi feebar yu bëri di indi onchocercose ñu bëri di silmaxa loolu wàññeeku bu baax ba pare tamit ñu defar dëkk bi ba mu set kon loolu ci biir l'islam la bokk boo gisee lu sallam di wax ne bul tuur ndox ci taataawu ndox bul saw ci foo xam ne ndox dafa taa pour bañ larve yi développé ak yooyu ak lu bëree bëri ci loo xam ni war na tax jullit yi en particulier gën a sawar ci toppatoo seen environnement am loo xam ne nag wax dëgg yàlla dafa laaj ay moyens loolu laaj ay moyens parce que foofu noonu loo jàmbar mënoo ñëw yow kese di defar lac bi waaye créer ab sën dafa yomb xam nga boo sànni sa mbuus Ibrahima sànni mbuusam su ma ñëwee sànni sama mbuus waaw
loolu ëpp naa def parce que lor la. te yéen saa salaam mi ngi koy wax naan na ngeen moytu fi nit ñi di jaar ngeen fay def loo xam ni day loraate mi ngi ko tuddee sax nu mu ko tuddee encore almalaain ay bërëb yoo xam ni la boo fa defee loolu malaaka yi muulu la ndax yaa ngi lor moo xam xet bu bon nga fa def. wala luy gaañ nit wala lu tilim et cetera kon war nañ gën a góorgóorlu ci wàllu environnement boobu gën a sensibiliser tamit. ñi nga xam ni ñooy yore wàllu boobu ci commission environnement yi nekk ci mairie yi. def ay activités comme sànq maa ngi doon bëgg suggérer ci affaire violence beeg yooyu. su jaree sax ñuy recruter ci ñu former comme brigade de proximité yooyu. former leen su jaree sax ñuy cotiser pour ñuy def ay randonnée yu xaw a régulière par exemple gis nga Europe. doo dox fenn ci public bi te doo gis ay patrouille de policiers ñuy dox. loolu du ñàkk. day laaj tuuti alal mais jar na ko parce que nit ñi bëgg nañu ñongal seen bakkan ak seen alal. su ko jaree quartier yi par exemple di cotiser pour mën a am ñu mel noonu ñu former leen. ñuy circuler ci quartier yi da koy jar. côté environnement bi tam la même chose. day jar association yi gën a bàyyi xel ci wàll boobu gën a sensibiliser nit ñi tamit ci wàll boobu mais lu jëm ci lac bi ci boppam moom li mu laaj. ci aménagement kooku vraiment dafa laaj état bi impliqué wu ci. absolument mu ngoog jërëjëf Alimam kon ñu sumba suñu ponk bi nga xam ne mu ngi jëm ci wàllug dimbalante te yàlla tax rawatina ndimbal yi nga xamante ne ñu ko yóbbu si jàkka yi waaye tamit lu jëm ci mbirum finance islamique diggante ab julit ak banque yi diggante ab julit ak intérêt yi bàyyeekoo ci banque yi Alimam waxtaan woowulee xam naa ni si leen yi nga xamante ne lu ñu jëndee ab ceeb rek la moo leen di teel duñ ci sawar lool waaye li ñu nangoo ci li ñu jot a gëstu Serigne Saliou Mbacké ci compte Serigne Touba ba bañ ko oowee ne ko mën nga see am ay intérêt dafa ne leen ni ma leen ko dénkee la ma leen di dénk bu ma ko yittewoo delloo leen ma ko ni ma leen ko joxee maanaam bu leen si teg dara waaw loolu am njàngale la wala loo xamante ne daal dafay dellusiwaat ci intérêt wala bëgg-bëgg boppam lañ ko mën a méngaleel wala dafa am lu si diine wax. waaw sëñ Saalih radiyallahu anhu yal na yàlla yokk leeram. amiin taas si barkeem dafa jëfandikoo alquran rek. ndax yàlla subhaanahu wa taala moo wax ci alquran ni ahalla allahu al-bay' wa harrama riba. riba nag dafa xaraam. yàlla ne dafa xaraam maanaam bi may dénkaane 500000 laa la dénkoon. boo may delloo. 500000 nga ma wax delloo. boo ci tegee 100000 teg 150000 loolu la alquran tuddee riba. donte déggoo nañu ko. riba la de. riba la de moom. wala imam. non noonu la de. riba la de buñ ko déggoo sax. buñ ko déggoo riba la. parce que mislan bi mislin la ñu wax. kenn li ma la dénkoon rek moom nga may delloo waat. waaw xam naa nag. maa ngi jégalu bu nu waa banque yi seetaan yi xëy na. jublu ci pour kii seet waaye nag alxuraan loolu la wax. donc riba moom dafa xaraam. te nag li gën a doy waar mooy yàlla li wax inna alladina yakuluna riba innama yakuluna fi naarihim fi butunihim naaran. yàlla nee na ñi nga xam ne dañuy lekk riba nañu jàpp ne safara la ñuy lekk. moom la ñuy dugal seen biir yi. su ëllëgee yawmal qiyaam dinaa leen ci duma yu metti riba moom dafa xaram. donc alternative finance islamique xëy na mooy gën a ñoŋ. wala mooy gën a ñoŋ xam nga l'islam moom bu ñu tegee chariat islam li ma la sant mooy su ma la lebalee maanaam li ma la dénkoon. soo ma demee ba soxlawaat. parce que ba tey waxuñu sax si lebal bi xam nga lebal bi. ki la lebal moo siy teg. waaw waaye intérêt bi ki nga dénk muy banque bi moom moo siy teg. boo ko fi tegee at mu am lu mu jur ñu yëkkati la mu jur tegal la ko si. góor gi ne leen dëkk la ma leen dénkoon na ma leen ko dénki woon na mu toloon ba ma ko soxlaa delloo leen ma li ma leen dénkoon. moom laa la wax noonu dafa jëfandikoo alquran. sëñ Saadu alquran la jëfandikoo. tigi alors Alimam loolu moom. waaw. riba kay araamam dafa leer nañ ñu li ci ñëw ci alquran sax vraiment dafa tëkku bi ci yàlla di tëkku. dafa gën a am doole sax que li mu tëkk ci yeneen bàkkaar ak li ci ñëw ci xaddis tamit kenn xamul lan la mais nag fi mu nekk nii riba moo nekk au cœur de l'économie mondiale waaw économie libérale dafa dem ba banal dafa dem ba banal ba pare dugg ci circuit financier yëpp ba nga xam ni mucc ko yombul fi mu nekk nii parce que bërëb yi nga xam ni tey fa la ñuy denc alal
pour sécuriser ko te jullit am na droit sécuriser alalam. parce que tey ji yore ay millions sa biir kër. foog naa loi bi sax da koy tere. tamit dana indi affaire violence yu ñuy wax bu nit ñi demee ba xam ne yow di ngay denc loolu. doo ñàkk nga am ci problème. mais tamit nag foog nga am foo ko def. léegi islam tamit toujours bu la waxee ni defal lii da lay créer condition pour nga mën ko def noonu. su condition yooyu amul tamit noo mën rek ngay def. kon tey ji boo amee say millions say centaines de millions entrepreneur nga wala leneen ak leneen. boo koy bëgg a denc mënoo dem Sandaga fële jox ko ñaari nit ñetti nit ne leen tey leen ma ko. donc soo ko yóbbee ci banque yi ñoom buñ la waxee da la ci defal intérêt yow mën nga bañ intérêt boobu. wala am na ay borom xam-xam yoo xam ni dañu ne boo jëlee intérêt bi nga saraxe ko. boo jëlee intérêt bi nga saraxe ko parce que mënoo faa ñàkk yóbbu sa alal. pour ñu mën nga koo jël waaye boo ko jëlee nga jox ko. nga jox ko néew ji doole koo ko gën a yittewoo. waaw te loolu foog naa position bu sage la. parce que alal am na nu muy toll mënoo koo yor noonu. soo ko defee seen institution yi. buñ la woowee ne la calculer nañ ko temps muy intérêt bi. léegi yow lañ ko jox nga jël loolu nga delloo ko ci néew ji doole yi. kon mel na ni alimam au-delà même de la finance islamique de banque yoo xamante ne ñoom dañuy jéem a dox ci charia. am na aussi alternative pour jullit yëpp ci yeneen banques yi nga xamante ne ñooy banque classique yi. dafay xanaa rek sab xol a koy antal rek wala mu bañ kaa nangu. waaw ñu fay la say intérêt. waaw ñu fay la say nga ni soxlaawu ma ko. waaw ndax diine tere na ma ko. waaw mais xam nga intérêt waaye kenn mu leen si yedd. xam nga yow sa bopp tam dañ lay imposer intérêt bi. xam nga yow sa bopp tey boo demoon def prêt léegi pour tabax sa kër. waaw boobu en ce moment yow de yaa leen di fayaat. yaa leen di fay intérêt waaye boobu ñoom seen diggante la ñoom ak ki nga ko séqal. waaye yow sa diggante ak ki nga ko séqal mooy. bu fekkente ni yow yaa dénkaane. loolu jur la mu jur. ñu war la kaa delloowaat. waaw sab xol nangu. waaw daal li imam wax rek moo ci nekk. maanaam bu fekkee ni ñoo ngi yëkkati intérêt ba di la ko jox mu nga jël ko soo ko jëlee am na ay miskin yoo xam ne ni aaju woon nañ ko nga jox leen ko. am na ñoo xam ne du ñu lekk intérêt comme ku mel na sëñ Saliou moom xëy na ragal yàllaam. ak ngëm yàllaam ak fonk diineem tollu woon na foofu ci moom ba moom li mu dénkaane woon rek. la leen laajaat. la ca des na bàyyee na leen ko. donc am na droit li ngeen ma jox ci intérêt. jël naa ko joxe naa ko ci yoonu yàlla. jël naa ko sarxe naa ko. si nga Cheikh Ahmad Tidiane Sy Al Maktoum. radiyallahu anhu ne woon na Sénégal moom riba mënatu fi jóg. ndax nee na li ñuy dund lépp riba la donc xëy na tolluwaayam. loolu doy na waar xanaa ràññaatle bi boo ko même boo ko ràññaatlewulee xam nga si yoon dañu naan nul n'est censé ignorer la loi. maanaam xaw ma ko woon. waaw. génnewu la si. ndax l'islam noonu lay àttee ndax l'islam dafay àttee noonu. waaw xam nga ñu ne censé ignorer la loi. waaw mais xam nga loi bi ni mu organiser seen banques yi. noonu lay doxee. léegi am nga sañ-sañ bi nga am rek. fexeel ba lislaamal ko. mooy au moins jox nañ la ko. dès l'instant ñu jox la ko jëlal sa responsabilité. li tax li ma la wax ni ay fatwa borom xam-xam la. ci question boobu. parce que dañu ne nga jël ko moo gën nga bàyyi leen ko parce que boo leen ko bàyyee tamit de toute façon dañ koy utiliser waat ci circuit bi. xam nga riba dafa garaaw. te àll ko yow boo ko jëlee. jox ko ay miskin. jox nga ñoo xam dañ ko soxla. boo ko bàyyi ñoom xamoo nuñ koy def. kon islam tam dafa am moindre mal. ci atte fiq am na axafu dararay ni am na ci atte fiq mooy lii moo gën waaye lii moo mën a nekk. alimam dama ne riba dafa garaaw. te alimam wax na ko yow it junj nga ko. ne ngeen dafa dugg ci système bi léegi ni muy doxee. waaw mën leen ginnaaw yoon dafa naan nul n'est censé ignorer la loi yëguma ko woon xaw ma ko woon génnewu la si. ndax l'islam dinaa tee noonu ci wàllu riba. waaw xam nga sunum réew. bu fekkoonte noonu dañuy doxal chariatul islamia. maanaam ñu loi islamique moom la ñuy doxal. si la ñuy tënku mais tënku woon si loi islamique wala déet. loi bi ñu tënk du loi islam. donc dañ ko fa bàyyi loolu da ñun ñëpp nag ñu dëkk ci réew mi ñëpp ànd nañ ci loi boobu nga xam moom la ñu tëral. bàyyi fi loi islamique. loi bi nga xamee ni kay ku jullit ñëpp ñoo am responsabilité ci loolu képp kuy jullit ci loi bi nga war tënku mooy loi islamique. gannaaw nag jullit ñi am nañu ak yàccaaral na ci nañ ma baal ci ni ma koy waxe ba maanaam ni ñu waroon tërale loi islamique ba jullit yi di ci jaar di ci doxal seen adduna ak seen alaxira defuñu ko ba tey am na ñeneen ñoo xamee ne ñoonu tëral ay yoon ñu jaar ci yoon kon dañ ca jaar rek te xam nu ñuy jëfandikoo sunu diine comme ni ko imaam waxee mu ngoog su la joxee loo xamee ni intérêt la
yow sa diggante ak sa borom nga jël loola jël li nga dénkaane woon lan la ca tegal. te li nga wax système mondial la dafa jéggi sax Sénégal. dafa jéggi Sénégal waaw dafa yaatu. waaw Sénégal léegi itam alternative bi nga wax tam c'est important. mooy que ni ñoom ñoo teg seen i institution ci banques yi ba ci microfinance. jigéen ñi xam nañ ci dara ba ci suuf bu la lebalee dara ba ci monde rural bi dañ naan la dañ lay jox lii dans 3 mois nga joxe lii nga joxe lii. kon alternative mooy comme léegi jullit yi. xam nañu ne lii riba la ñu jéem a organiser wu. intérêt li riba la. waaw moom peut le dire formellement. 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 nga denc say koppar ba at mi làqu. banque bi tegal la si as tuut. waaw riba la. riba la kon leer na. waaw léegi nag nañu organiser wu pour trouver alternative mooy comme li ma la wax. buñ la ci tegalee loolu ñu la ci tegal jox ko déjà ñoo xam ne dañ ko soxla bu ko fa bàyyi parce que soo ko bàyyee moom dañ koy dugalaat ci circuit bi. mais am nga droit dañ fa sa xaalis pour sécuriser ko parce que amoo feneen. très bien beneen bi mooy que construire alternative ndekki ni finance islamique. loi Sénégal reconnaître na ko. tigi waaw CEDEAO reconnaître nañ ko. mi ngi commencé dox ndànk-ndànk. am PAMECAS am na benn guichet. ak ñeneen mu des nag jullit yi xam ne mën nañ dem foofu. ñu communiquer ci. te xam nañ foofu jar na wóolu. boo fa defee sa alal boo ko soxlaa di nga ko jot. boo soxlaa projet mën nañ la jàppale même ñoom dañ lay jàppale. nga def ay projet wala nga jënd ay mbir. te du nekk circuit riba. na mu mel. wala boog en tout cas moo koy tane. kon loolu tam day baax ñu communiquer autour de ça. très bien alors soxna Aïssatou Mbacké Ngom yéen tamit si wàllu jigéen ñi dafay am solo ñu xam mbirum natta yi ngeen a natt ak ni ngeen di migmag bi boo ñu ko leeralee tuuti imam mën see indi ay leeral ñu xam ndax am na riba wala amul riba. ñun moom sunu natt yi moom ci sunu biir la ñun boo ñëwee dañuy toog ñu ñëpp dañuy toog. ñu ñëpp natt bu ñu nattee ñu tiire ki gagné ñu compter la sa xaalis jox la. waaw. très bien. ñun demuñu ci banque dencuñu banque ñun ci sunu biir la ñuy defante. waaw. muy tourner. muy tourner. dañuy tiire utuñu ci dara. ñun ñu ko yore utuñu ci dara. très bien. waaw ngir dajale rek. moo ñu tax a jóg. très bien. ku ci nekk daal bu ñu joxee sa xaalis. yaa xam bu la neexee nga jox ñu boo ñu joxee nag ñu jël. très bien ñaanuñ. loolu dafay dellu ci dimbalante si diggante jullit ak moromam. wala feneen lañ koy dugal. waaw loolu kay mi ngi dugg ci baatu taawun dimbalante la. parce que ay nit ñu daje mat nañu 100 personnes wala 200 personnes. xanaa tirage bi rek ak tas yaakaar bi xëy na. déedéet maanaam dafa lay wóor ni yow mi nga xamee ni yaay teg 10 000 francs ngay joxe. su sa tur génnee nga am 500 000 wala 1 million. kooku baax na maanaam kii dafa indi 10 000 am teg kii indi 10 000 am teg ñu dajale ko jox ko kenn pour kooku man am lu mu ci sukkandiku. pour am sax lu mu defar ci wàllu addunaam. su beneen yoonee ñu joxaat keneen loolu nag dimbal lu baax la nag lu am solo la. ndax nit ki bu ko gañe woon tey mën na ubbi benn table di jaay wala mu def commerce. loolu nag solidarité bu am solo la ci diggante jullit ñi. rawat na jigéen ñi nga xamee ni loolu ci ñoom lu ëppi. am na ci ñoo xamee ni sax dañ siy dem Màkkatal Mukarram. maanaam bu dajalee la ñu teggi bu dem beneen yoonate ñu dajalewaat keneen mu dajale paasam. su fekkee am na coobare pour dem Màkka mu dem su ko amul mu buggee def leneen mu def leneen. mais notion de tirage bi si am xëy na moom la ñenn ñi di jiixi jaaxal. ba xam non waaw dara nekk ci parce que charte bi. li imaam wax rek. al muslimuna ala shurutihim li ngeen xas ba juboo mu leer. l'essentiel mooy. na ku nekk teggi. il faut pas que benn nit teggi ñaar ñett nit loolu tamit dana am. waaw jël lépp rek tukki. dana am de loo xam ne waxuma la sax julli am na loo xam gor daal moo ko war gor mënu ko walaay tigi mais mënoo nekk julli te doo gor d'ailleurs. dëgg la tigi da nga koy seexlu daal. am na loo xam nga nekk kilifa. ñu lu ciy tudd. di nga ko jomb naan kii moo këppoon kees gi kii moo demoon keroog kii moo daw. yooyu moom nañ ci yàlla musal. donc su ko defee charte bi na leer que ni ku nekk day teggi ku nekk itam tegal sa morom. kon tamit bul teggi ba pare ba ñu cotiser. loolu tamit day soo defee loolu nañ la daan. bu ko defee doo bokkaat. beneen bi tamit mooy que ni ku am dog-dog am na droit ñaan. boo ñaanee ki waroon boo ñëwee ne damaa am dog-dog. waaw ñu teggi la jox la te fekk doon sa tour. bu ko defee kooku jëlaat sa tour mais loolu dafa fekk mu nekk juboo ak waxtaan. islam terewul loolu ak bénéfice. fekkee itam dañoo jël seen xaalis def benn projet
am ci bénéfice ñu séddoo ko. ku nekk ak la nga ca jotoon def loolu tam islam bëgg na ko amul benn problème. mu nga kon jërëjëf al imam soxna Aïssatou Mbacké Ngom kon xel mi dal na. macha allah ndaxte ñun moom xaalis bi moom ñun man yàlla dafa def ne ma am na lu ma ci yore. waaw lu ma ci yore waaye man laajuma ci nit dara amul dara loo xam ne dama ko ciy jël. li ma tax a jóg rek mooy dajale rek moo ñu tax a jóg comme ni ma la ko waxee rek. amul dara loo xam ne forcé nañ ci nit loo xam ne daf ñu koy jox. amu ci kenn ku ci nekk li ngay natt loolu lañ lay delloo. waaw loolu laa bëggoon a leeral. très bien yow lay neex. yow lay neex nga yëkkati jox ñu. ndax effort bi ngeen di def yéen. voilà pour la communauté. voilà mu ngoog mu ngi mel ni kii jékki-jékki yëkkati teraanga yóbbul imam ndax liggéey bu muy liggéey pour la communauté. voilà mu ngoog. très bien est-ce que mën nañu ko dugal foofu. waaw mën nañu am benn caisse de solidarité. waaw boo xam ne ku teggi. waaw mën nga wax ne lii maa ko def ci caisse de solidarité bi. waaw pour suñu action yi daal. tigi Alifam. waaw loolu mi ngi am si jàkk yi sax. jàkk yi am nañ ay kees yoo xamee ni. daanañuy dimbali ay jaamu yàlla yu am soxla. wala léeg-léeg sax waa jàkk ja dindi ci sax ni imam ñoo lay jàppalee lii. donc yooyu ay xeetu ndimbal la rawatina nag ci weer wi nga xamee ni moom la ñu nekk mooy weeru koor. nga xamee ni weeru ndimbalante la. loolu laa bëgg a jeexale alimam balaa ñu ñëw ci li gën a jàmp ci seen i koñ. li mu wax ni am na solo. waaye échelle bi yaatu na. ay nit ñooy dajaloo. ne kaay la ñu dimbalante suñu biir. waaye lan mooy gis-gisu diine ci individuellement doomu aadama bu jóg am kàttan gi. am dayo bi di dimbali doomu aadama te yàlla tax. loolu nag moom lu rëy la cosaan la ci lislaam nag ndax boo demee alquranul karim mi ngi nettali masalu lazina yunfiquuna amwaalahum fi sabiilillaahi ay boobu bi muy wàcc. sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi nekkoon ci xaswatu Tabuk maanaam geeru Tabuk te la ñu nekkoon Seydina Ousmane radiyallahu anhu dafa yëkkati lu mat 1000 gëléem ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lii maa ko def fi sabilillah ci yoonu yàlla. daal di yëkkati junniy dinaar ni maa ko def ci sabi ndax booba yonent bi soxla woon na xaalis. soxla woon na ay ndimbal pour lan yokk doole l'islam. Abdourahman ibn Awf yi génnee 4000 dirham 4000 dirham andi jox mu ni ko nag 40000 laa yoroon 40000 dirham laa yoroon nag waaye 20 yi nag maanaam jël naa ko pour dunde sécuriser sama bopp ak sama njaboot. lii ci des nag def naa ko ci islam. yàlla subhaanahu wa taala kontaan ci ñoom ci jëf jooju nga xam ne jëf nañ ko génnee nañu seen alal def ko ci yoonu yàlla. yàlla ni masalu lazina yunfiquuna amwaalahum fi sabilillahi ka masali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbatin wallahu yudaa'ifu liman yashaa. yàlla di joxe misaal ci ki nga xam ne dafa yëkkati alalam di ko def ci lu baax. la mu koy fay la mu ko dencal ci yiw ak la mu koy defal ci tuyaaba mu ni mi ngi mel na yow baykat bi jël benn pepp dugub jikka ci suuf mu taw gàncax bi génn gattax bi génn mu génne lu mat ñeenti gattax yu taxaw. gattax bu ne am gubu dugub baykat yi daañu ma xam li ñu may wax. dugub bu nekk am na lu mat 100 pepp. nee na yàlla subhaanahu wa taala nee na yow benn bu baax boobu nga def rek sa jëf ji dinaa la ci fay lu doy noonu. ba mu jebbi ba mu sax ma nii sax wallahu yudaa'ifu liman yashaa danaa ko yóbbu sax ba fu ma neex. kon nga xam ni nit ki nga xamee ne am na volonté yàlla jox na ko alal jox na ko may na ko as tuuti ci teraanga mu ne maa ngi dimbali jaamu yàlla yi di ko def te yàlla tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na maa ngi jégalu yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na ki nga xamee ne dafa yëkkati alal maanaam xaalis la wala lu mën a doon joxe ko te yàlla tax loolu nga joxe te yàlla tax dana wax ak yow juróomi baat sallallahu alayhi wasallam ne dana wax ak yow juróomi baat bi lisaanil xaal maanaam sarax bi nga génnee joxe ko dana wax ak yow juróomi baat yi loolu la yëm sallallahu alayhi wasallam ne bis benn baat bi mu jëkk wax mooy dafa ne kuntu saghiratan fa kabartani dama nekkoon lu tuuti waaye nga rëyal ma lool ndax lu tuuti laa woon lu nekkoon loo xamee dañ ko daan def ci poos waaye fa nga ma dugal tey xajatuma sax ci poos ndax rëyaay beneen bi ci des mu ni que kunta xaarisi fal ana sirtu xaarisaka man yow yaa ma doon garde di ma denc di ma tëj tey nag maa wëlbatiku di la garde ndax fa nga ma dugal tey li la ci yàlla fayee mooy dinaa la sécuriser ba yow dara du la dal ndax sallallahu alayhi wasallam nee na saraxe dana la fegal lu mat 70 balaa yoo xam ne waroon na ñëw ci yow. beneen bi ci des mu ni ko nekkoon naa noon ci yow
waaye tey nag soppi nga nag ci man moom alal li nga joxe moom loolu la lay wax Oui. beneen bi ci des bi muy waxaat mooy kuntu nafadan fa ab xayta ni dama doon jeex ndax fa nga ma dencoon boo doon ñëw di propre di def ba mu yàgg damay mujj ne jeex tàkk waaye nag fa nga ma dugal tey du ma fa jeex wa maa tuqaddimu li anfusikum min xayrin tajidu inda allah la yàlla wax maanaam fa nga ma dugal tey du jeex yàlla ne la ngeen jiital ci lu baax lépp di ngeen ko fekk beneen bi ci des mooy mu ni ka kuntu xalilatan fa kathartani dama tuuti woon lool waaye tey nag bëri naa yàlla nag man jaa bil hasanati fa lahu ashru amsaliha yàlla ni boo defee benn bu baax ma fay la fukk yu baax très bien Imam Kanté li mu wax neex naa dégg dina tax a nit a sawar waaye lenn rek mooy xëy na mooy natt bi wala mooy tarbiya bi mooy te yàlla tax loolu nu ñu koy ràññaatle da ko xol di bësee waaw loolu am na solo parce que pepp yooyu yëpp lu muy bari li nga xam ni mooy fondement bi ci yàlla di xool doog laa fay mooy nga sellal ko def te yàlla tax innamal amal bi niyaat seytaane dafa bëri pexe tigi amul doole mais dafa bëri pexe pexe yi mooy bu xamee ni mun laa tere nga jaamu yàlla mu yàq ko ci ngistal mu jaay la ba nga ngistalu léegi am na ñoo xam ne léeg-léeg ñu daanu ci loolu kon moytu ngistal def te yàlla tax am na xadis bi sallam di wax ni bokk na si njëkk a daanu sawara yal nañ ci yàlla musal amiin te ñetti jëf yi tax ñu daanu ci sawara mooy jëf yi lislaam gën a bëgg mooy jàngale xam-xam jàngale alquran jihaad fekk dafa laaj doole pour défendre l'islam ak joxe te yàlla tax léegi nga xam ne dafa joxe pour ñu ne ak a tabe ak a mën a joxe fu mbooloo taxaw mooy njëkk a génnee laal poosam kooku yàlla ne ko loolu nga doon wut am nga ko ci àddina mais yàlla dafa mandu loolu nga doon wut tur boobu jox nañ la ko ci àddina mais fii nag lu sell lay fay inna allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba Dieu est pur et n'accepte que ce qui est pur donc loo ko defal kon loolu c'est extrêmement important ñu bàyyi ci xel gis nga infaq fi sabilillah dépenser ci lu yàlla gërëm daanaka fu yàlla tuddee alquran iqamas sala taxawul julli daf ko fi ci toftal kon islam séparé wul la relation verticale sa diggante ak yàlla ak la relation horizontale am yàlla ci nit ñi yombul de yombul neex na waaye am na lu mu si liggéey travail spirituel bu am solo la parce que def te yàlla tax c'est yombul waaw dafa xaw a doy waar yombul waaw mais mën na nekk mën na nekk waaw da nga koy sellal rek sellal ko loo mën ci nëbb ko dina la ci dimbali parce que pour ngistal am foog ndéggatal am ñu gis la kon bokk na loo ko mën a amee mooy nga fexe di ko nëbb ba nga xam ne dem dimbali nit te fekkee du ko gis dana tax du yàqu très bien mais bu fekkee da ngay sawar di def rek en public boobu na nga seet ne feebar ñëw na mais mu wóor la ni mën nga dem jëndal nit ordonnance yónnee ko saa mu yëg wala guddi wala feneen da ngay def ay méthodes moom sax mu xam ne yàgg ko yónnee waaw yu mel noonu voilà boo réfléchir di nga ko gis de mu nga jërëjëf kon mel na ni ñu ngi bëgg noppi waaye li ñoo daaneele mooy tàmbaliwaat ci soxna Aïssatou Mbacké Ngom tey ji lu gën a jàmp en tant que bàjjanu gox fële ca Maris loo xamante ne nii xëy na autorités yi li lay dégg war nañ see mën a indi saafara gaaw lu gën a jàmp en tant que ndey lu gën a jàmp en tant que ku boot jotaayu ay jigéen. waaw li gën a jàmp rek mooy agression bi sàcc yi sonal nañu sàcc yi dafa mel ni sax dañuy dugg ci sunu biir ndax dafa mel ni dañuy xam ndax ku ciy tukki boo tukkee ñu ñëw sa ginnaaw xam nga ko xam na la wala ku jóge ci kër gi dem ci beneen kër ñëw def la li mu lay def demaat kon da ngay tiit loolu moom am na ci sunu biir trop agression yi sàcc yi sonal nañu jàmp na trop nañ ñu ci jàppale. très bien Ibrahima Badji. waaw man de jeunesse bi waaw jeunesse bi moom. xam naa ni moom loolu dina mën a tënk comme lay doon agression yi. ak insécurité bi dina mën a tënk comme lay doon. ndax xam naa ne ñëpp la yitteel. képp ku yeewoo Maris yitteel na la. yitteel na la voilà. bon lu weesu loolu moom xanaa pour jeunes yi daal lu ñu nga xam ne moo gën a jàmp mooy bon peut-être que xëy yenn jeunes yi nga xamante ñoo fa nekk. je pense que tamit bu fekkee tamit am na ay. donte sax bu fekkee xëy na
yenn jeunes yi nekk ci gox bi bokkuñu si ñuy agressé waaye loolu chômage bu ëpp daal dana waral yenn cas yooyu dafa am. te tamit ñu ngi ciy lancé waat appel ñu gars yi siggiwaat xoolaat waa jeune gox yi parce que ñu ngi def liggéey bu am solo comme waa relais communautaire yi. ak yeneen association yu nekk ci biir Maristes yi nga xamante ne ñu ngi béy seen waar. au niveau de Maristes 2 comme Racine de l'Espoir waa United Project am na yeneen association yi nga xam ne ñu ngi meññ ci biir Maristes ngir jóg ci jëf ci wàllu action citoyenne. mu ngoog Alimam. waaw yan jotee gën a jàmp jamono ji. waaw comme ni ko mbokk yi waxee rek. sécurité bi moom soxla nañ ko fa lool. jàppale dëkk Maristes ba xel yi mën a dal. loolu dina doon comme bi la mais xam nga ñaare imaamaa gi laay laaj. parce que ñaare dañu leen di faral di fàtte. waaw te wax nañ ko fii démb. yéen ku gane si àdduna daañu leen yittewoo. waaye ku génn àdduna daañu leen yittewoo. loolu am na boobu waaw te saa bu ñu xëy yittewoo leen. jiital si noonu rek. waaw loolu moom mi ngi am ñoo ngi sant yàlla bu baax nag. waay ndax sunu xëy rek Maristes moom. ay nit ñu baax rek fa nekk. ay nit ñu baax. ay nit ñu bëgg lu baax. ay nit ñu xamee ni dañuy jàppalante. daanaka imaam yi fa nekk yëpp kenn ku nekk ñoo ngi lay jàppale nag ñoo ngi lay dimbali nag. seen kéem kàttan ñoo koy def. te it nag luñ lay defal rek la ñuy yéene sax moo ëpp loola. donc Maristes moom macha allah ay nit ñu baax rek fa nekk. koo fa gis rek yéene la teraanga joo xamee ni kenn xamul nu mu toll. donc loolu dañuy ñaan rek yàlla mu sax. amiin ñoo ngi cee góorgóorlu nag di ci taxaw ci lu ñu man am na sax ñoo xam ne dañ fay ñëw léeg-léeg sax di am soxla ndimbal yu nuy soxla buñ ko waxee si jàkk ji nga gis daal di ñëpp daal di jóg taxaw. daal di def la ñu am daal di yëkkati jox kooku léeg-léeg mu am ko mu dal si koñ bi. ñu wax ko ndànk. ay nit jàppale ko ba soxlaam faju. très bien loolu moom fay am bu baax. macha allah alors Alimam loo jàng ci li ñu fi jot a wax lépp ak loo jàpp ne xëy na moo si gën a jàmp foog naa ne sécurité bi aussi yitteel na la. waaw sécurité bi gën a góorgóorlu ci jàppalante bi. imaam tam li mu wax imaam yi bu ñu leen fàtte. parce que ki nga xam ni foo ko woowee mu ñëw te sañ ta bañ. waay kooku tam doo am foo koy féete. ndax waxtu julli jegante na. imaam bi toppatoo julli. di waxtaan di firi alquran. di dem génte extra mënul dem feneen. déedéet kon dundam yëpp. ci loolu lay tourné. kon tam na ko société bi di féete. parce que yow mi dem wuti xaalis. c'est parce que xam nga ni am na ku nekk si jàkka ji di jiite di jàngale et cetera. kon nañ leen gën a bàyyi xel tamit ci wàll boobu li ki des moom kon ne di ko waxtaane rek. pour que yëf yi gën a yéwén daal. jërëjëf imam Kanté Ahmed Makhtar Kanté chroniqueur iRadio te di imam bu Point E. soxna Aïssatou Mbacké Ngom ñu ngi lay gërëm di la sant bàjjenu gox. jigéen ñi am nañu doole Maristes ça se voit am nañu taxawaay bu rafet. feeñ na fi sax feeñ na fi ñu ngi leen di gërëm di leen sant di gërëm également imam Moustapha Ngom di gërëm également imam Ratib bi nga xamante ne nii moom moo la yebal. Moussa Kane di gërëm également Ibrahima Badji teewal fii ndaw ñi nga xamante ni ñoom ñooy ndaw yu nekk Maristes di leen gërëm yéen tamit mbokk yi ci iftar bi ñu bokk tey ci di leen jox dig daje ëllëg ci samedi ji ngeen ànd si ak Ngagne Diagne muy iftar weekend Ngagne Diagne samedi bu jot dana dugg ci benn ci kër diine yi ànd seex yéen ak ñu leen si waxtaanal gën leen see yee waaye tamit gën leen see indil ay pàttali dimanche bi nag ñu jagleel ko sang bu tedd ba sallallahu alayhi wa sallam mi nga xamante ne nii li tax weer wi màggata rëy mooy moom la suñu borom subhanahu wa taala tànnoon ngir wàccee ci moom alxuraanul karim ji nga xamante ne nii moom moo ñuy gindi ngir tettañu ba cay àjjanaam ya gën a kawe jërë ngeen jëf. رمضان يا رمضان يا نفحة الرحمن رمضان يا رمضان شهر جود وغفران رمضان يا رمضان